télévision Futurs Médias mbokk yi xayti ngi seetaan dal leen jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi li ci gën a fës ay liggéeykat doon xëy ca mairie bu Kaolack xëy wàcc ci mbedd mi amal ab doxub ñaxtu la ñuy naxtu moo meen maire be da leen a dàqoon te teguñu ko woon ci anam yu leer ñu demoon ca kanamu yoon ba yoon jox leen dëgg ñu war a jox ndàmpaay ba noppi itam jëlaat leen loolu yëpp ne ñu maire bi defu ko ci ñu doxantu ba préfecture daal di fay jébbal seenub mémorandum ca yooyee jamono soxna yi fare ak Khalifa Sall ñu gën leen a xamee les Amazones de Khalifa Sall di dànkaafu ne ñu buñ ko moytuwulee daañu wàcc ci mbedd mi wane seen i awra rédaction bu télévision Futurs Médias laaj ci askan wi seen xalaat ñoom ñëpp rafetlu wu ñu benn yoon yooyu lee kàddu la ñu wax rek mooy soxna yi mën nañoo wane seen naqar ci yeneen anam ca yooyee jamono ab sociologue ñu jox ko itam micro lam ca xamle rek mooy soxna yi bu ñu waxee lu ni mel mooy dafa fekk ñu sës askanu Santhiou Massa nekk ca diwaanu Njàmbur ñoom it dañoo mer ba futt bokk na ca la leen metti seenub gox dafa ruqe ba noppi itam nee ñu kenn jàppale wu leen loolee la ñu bëgg ñu dimbali leen jox leen jumtuwaay yu xarala ba noppi itam jàppale leen ba gox ba dugg ba ak génn ba daal di nekk lu yomb tàggat yaram basket sunu gaynde yi tey ji ci ngoon média def na ci taxaw seetlu seeti ku xam-xamam màcc jëm ci wàllum tàggat yaram bii di basket li ci yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye lay doon taxilu leen mbokk yi ñu faram fàccee. mbokk yi bisimilah xibaaru diggu bëccëg gi dañu koy doore ak nanu ko junjee ñi nga xam ne dañ doon liggéey ci mairie bu Kaolack xëy amal ab doxub ñaxtu takk morso yu xonq merewuñ kenn ku dul ko jiite bërëb ba la ñu xamle mooy dañ leen a dàqoon seen lim tollu ci ñeen fukk ñu dem fa mbaxana doone benn ñu jox leen dëgg ci seen i kàddu ba noppi itam waran leen a jox ndàmpaay jëlaat leen loolee yëpp ne ñu gisuñu ko moo tax ñu dem ba ca préfet ba ñu jébbal ko seenub mémorandum dañu dem ca diwaanu Saloum fekki fekkanu fa toogal mu Ibrahima Diame mu ànd ci ak Papa Lay Dieng. mobilisation bu rëy dañu def ci mbeddu Kaolack yi lay yëkkati ay pancarte rango ay brassard rouge liggéeykat yi bootu ci union régionale de la CNTS de Kaolack dañu ñëw jàppale ñi nga xam ne ñoom la ñu dàqe woon ci mairie bu Kaolack bu ñu wëree nag lii di centre ville bi fu ñu mujjee moo di préfecture bu Kaolack pour jox ko seeni mémorandum. monsieur le préfet dañu ñëw tey au nom de l'union régionale pour remettre le mémorandum bi teg sa loxo mémorandum bi nga xamante ni bi dañoo bëgg mu egg ci loxo gouverneur eggale ko ci loxo président de la république Macky Sall li xew ci mairie bi c'est inadmissible te dootuñu ko nangu parce que mënoo ñëw ci mairie fekk fa des travailleurs yoo nga xamante ne bi depuis 2009 ñi ci gën a ancien ñoo ngi fa di liggéey ñii 2011 2012 2013 ainsi de suite nga jël leen licencier leen dàq leen recruter 71 personnes ku jël 71 personnes war nga mën a jël 40 personnes. donc loolu la Mariama Sarr def. ñoom nag nee nañ bëgguñ leneen lu dul kii di meeru Kaolack jëfee dogal bi nga xam ne justice moo ko jël pour mu réintégrer liggéeykat yooyu la daal di leen fay nag amende bi ñu teg ci loosam. Mariama Sarr dina xam ne bi Mariama Sarr moomul dëkk bi yow nga nekk maire défier le gouverneur je pèse mes mots défier le préfet défier l'inspection du travail ba pare nag léegi nga bëgg a défier la justice mais moom lan la yaakaar. Abdou Ndiaye ak ay ñoñam ne fas yéene wuñu benn yoon bàyyi seen loxo plan d'action bi dañ koy wëyal gën a taral xeex bi. kii nag moom première jalon bi la deuxième jalon bi daañu ko mettre en œuvre dès la semaine prochaine. bu neexee yàlla ci kattanu yàlla du ñu wax ban jour la nag. déclencher deuxième action bi. ci loolu nag la ñu interpellé ki di président de la république mu wax ak maire Kaolack mu intégré ndaw yi balaa muy juru leneen. Ibrahima Diame ñu lay sant di la gërëm jox leen xibaar itam ci tënk soxna yi ñu dippee les Amazones de Khalifa Sall ñoom it ñu ngi doon dànkaafu ne itam bu nu moytuwulee daañu wàcc ci mbedd mi doxum ñaxtu bu doy waar la ñu fas yéene amal ndax dañu ne dañuy wane seen i awra loolee nag rédaction bu télévision Futurs Médias def ci taxaw seetlu ñi ñu laaj ci askan wi ñoom ñëpp rafetlu wu ñu benn yoon kàddu yooyee sociologue bi moom la mu xamle rek mooy soxna yi bu ñu yëkkatee ay kàddu ne itam dañoo bëgg a dox wane seen awra dafa fekk ne dañoo sës ba noppi itam dañoo xamatul fenn fu ñu yaakaaree la ñuy joytu ñu amal leen ci saafara daañ ci ñëwaat ci biir xibaar yi wala yeneen jataayu xibaar ñu des ci biir réew mi wax ci leneen muy askanu Santhiou Massa nekk ca diwaanu Njàmbur ñoom it mer nañ ba futt bokk na ca la leen metti neenu dañoo ruqe ba noppi itam di dund ay jafe-jafe ñoom daal dañoo gis ne kenn jàppalewu leen dañu bëgg rek mooy ñu dimbali leen suqali gox ba dugg ba ak génn ba doon lu jàppandi ci ñoom ñu dem ca Njàmbur fekk ñu fa toogal turam di Thierno Fall.
Santhiou Maysa nekk ci xolu Mbawoor ci biir commune bu Thiep département bu Kébémer fii nag askan wi fi yeewoo bëri na ay jafe-jafe yu nga xamee ni moom la ñuy jànkoonteel saa yu ñu yeewoo. depuis 18 ans wala lu ko ëpp ñu ngi koy jàmbat fii te mënuñoo fexe ba loolu saafaraw te ñu nekk ay citoyen du sénégalais yoo xamante ni nii lépp loo xamante ni citoyen mi ngi koy def ci réew ñun ñi ngi koy def. dëkk bi dikk fi jafe lool ndax ñàkkum yoon loolu bari lool la muy gàllankoor. bu ñu jógee fi nga xamante ni mooy réewu taax la pour ñu dugg ci dëkk bi danañ daj coono yoo xamante ne nii kenn du ko mën a nettali kenn. beneen jafe-jafe bi nga xamante ne nii am nañ ko it mooy wàllu jàng ndax suñu xale yi nga xamante ni nii ñi ngi réussir fii seen entrée en sixième ñu war leen a orienté ci ay yeneen école yoo xamante ne nii pour ñu mën a continuer foofu seen i études am nañ jafe-jafe am na yoo xale yoo xamante ni sax ñu ngi ci dëkk bi finalement seen jàng dafa yàqu. Santhiou Maysa amul courant waaye itam ñàkkum bërëbu pajukaay sonal lool jigéen ñi. fi ñu toll nii ku si tolluwoon tey ji diggante waa boo waree dem Louga baa nga war a dem Kébé yaa ngay war ci ay sareet xamoo da nga si dee ci diggante xamoo doo si dee sans départ diggante loolu nag noonu ñun ci liñ bëgg ngeen dimbali leen si jàppale leen si waaw ndax ñun kat sonn nañ torop. jafe-jafe yooyu at mu jot ñu fàttali ko autorité yi waaye ba léegi gisaguñ ci saafara moo tax ñuy ñaan rek nguur gi gestu leen. donc bu Macky Sall bu demee ba am gouvernement bu bees bu ñu taxaw na ko leer ni ko waa dëkk bi ñu ko taxawu lañ waa commune bi ñu ko taxawu lan région Louga aussi ñu ko jàppal donc nañu gestu bu mu ñu fàtte suñu jàngoro ji nga xamante ne nii mi ngi ci ñun depuis 18 ans ñu di ko jooy mu fajal ñu ko. Santhiou Maysa askan wi fi yeewoo ñi ci ëpp di ay wolof yi yëngu ci wàllum mbay at mu jot nag doomi dëkk bi danañ fi daje saafonte wàccee fi ay kaamil ngir ñaanal dëkk bi waaye itam seen wayjur yi nga xamee ni ñoo dawlu. Thierno Fall askanu Santhiou Maysa ñoom ñoo doon joytu seeni jafe-jafe ñu des ci biir réew mi doxantu ba Ziguinchor ak kuréel wala bokk agence IPRES bu bees ba nu fa ibbi lañ ci def ci ay koppar mu ëpp ñetti téeméer ak genn wàll mu mel ni nag askan wa lañ ca bëgg rek rawat na ñi nga xam ne ñooy ay way retraite yi ñu gën a xool seeni jafe-jafe ak itam naka lañ leen di jàppale ñu teewlu ka ko jiite ay kàddoom Boubacar Diassi ak Lamine Madia teewal ñu ci diwaanu Ziguinchor ñoo ko taataan. lii mbëbëtu retraité yi la bu yàgg waaye itam dafa tasanteeg bëgg-bëgg conseil d'administration la bi nga xam ne bëgg nañu retraité yi seen bopp yëkkati ko ci kaw bëgg nañu retraité yi bu ñu ñëwee seen kër ñu xam ni dox nañ leen fayda bu mat sëkk moo tax ñu ñëw ñun ñëpp ànd ak kuréelu IPRES yëpp ñëw inauguré agence bi nga xam ne buñ ko xaymaa mot na 350 millions ci investissement ñu boole ci centre médico-social bi nga xam ne def nañ ci médecin def nañ ci infirmier te daan ci dolli biologiste pour analyse yi ak leneen ak leneen donc ngeen xam ni ñun retraités yi mag yi ñoo ñu tax a jóg parce que suñu ay kilifa lañu te lépp lu ñu leen defal rek dañ koy xeeb IPRES ñoom ñoo ko moom IPRES ñoom lay liggéeyal lii wane na ko te lii du Ziguinchor bu lépp def nañ ko am feneen ak feneen donc loolu rek wane na ni IPRES moo di jàppalante moo di solidarité loolu la ñu wane. nekkoon Mamadou Racine Sy PCA bu kuréel gii di IPRES ni leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi les Amazones de Khalifa Sall di soxna yu fare ak maire bu Ndakaaru maire ba Fuutu ci ni ko caabi féete ginnaaw moom maire bu Ndakaaru ñu dànkaafu nee ñu daañu wàcc ci mbedd mi doxub ñaxtu waaye doxub ñaxtu boobee dañ caa fas yéene wane seen i awra rédaction bu télévision Futurs Médias seeti askan wi ak seen gis-gis ñoom ñëpp rafetlu wu ñu kàddu yi nee ñu boo amee lu la métti am na beneen fànn boo ko mën a wane waaye di itam du wane say awra ay satu pay ànd ak Younous Diatta doxantu ba Medina ñu teewlu seen gëstu. doxu ñaxtu dagan na naam bu yëpp jaare yoon waaye def ko ak yaramu neen ñi ñu waxal ñaawlu ko bu baax ginnaaw bi ay soxna taxawee ngir Khalifa génn nangu sin menacé def li nu mel. nit dafay yiw nit dafay te ñun Sénégal yiw la ñu xamee. voilà toute nuit ak i tëdd ci ay tali ay kaar mën la dër saay mën la fa fekk yooyu dañ ko santaanewul dañ ko rafetluwul daal. kooku moom jaaduwul loolu moom jaaduwul moom loolu moom kenn du ko nangu moom dañ koy def ci sutura ak teraanga ak njëkk ndax xataraay du maye dara loo gis rek dañ koy def ci dal dañu waroon dal. anam yu ñuy ñaxtoo bari loolu ba tax
soxna si itam ne moom gënalu ko benn yoon. nit daal mën ngaa wax ne la naqari ñaxtu dox sa doxtu ñaxtu waaye ndax def ko ci ni mu waree ci yiw ak yar ak teggin waaye def yaramu neen ñun suñu réew xamuñu ko kenn yarewuñu ko du diine du lislaam te rafetul sa dafa jekkul kon jaarale ci yoon rek niñ daan def sol seen yëre yu yiw takk seen brassard yu rouge yuuxu wax. góor gi itam joxe xalaatam taxawaayam mu teg ko fu dëggu. jullit day yëf yi koy jullit tubaab yi ñooy def ay yare mi neen wala yooyu ñun doone wuñ ko ci noonu ay taalibe Sëriñ Tuubaa lañ waaw lii gën a wóor daal yoon moom góorgóorlu leen te bañ a wax ci ñàkki teggin ndax réew mi moom ñëpp a ko bokk. mbir moomee itam dénk nañ ci micro ab sociologue la mu xamle rek mooy soxna yi dañoo dem ba sës moo tax ñu yëkkati yile kaddu turam di Ibrahima Meng moom sociologue bi yooyee kaddu ki ko taataan di Alhassana Fall mu ànd ak Pape Sangone Mbaye ci caméra bi. violence boobu comme violence comme ni ñuy wax ay suicide comme ñuy wax yenn xeex yu métti yi ak violence yu jëm si aussi si sa bopp noonu jaay ma wane say awra xam nga ba nga egg nga xam ak awra nu mu mel si suñu société bi nga xam ne ñooñu xëy na egg nañu si degré de frustration bi te amuñu xëy na fu ñu jooyee seen métti ba egg ba foofu. ñàkk wàllu aussi loolu na si gën a gis parce que bu demee ba ñàkk wàllu di nga dem ba utiliser ay forme de violence yoo xam ne dafay illégal maanaam dañ koy tere wala dañ koy kii maanaam kuy suicidé wu rek xam nga c'est pas parce que dañ koy tere que moom instant mu ko def xalaat na ne lii dañ koy tere et cetera bala dañ ko ñàkk. di wax ci xibaar bu tiis bu dal ci kaw Sénégal ak Djibo Leyti Ka mi dëddu ni ki démb ci alxamis ji moom Djibo Ka nag mu nekkoon doomu Sénégal boo xam ne ku ko tudd itam taarixu politique fii ci Sénégal lam ci def ci ay jéego bari na yoroon ab partem am itam lu mu lëkkalool ñu bëri ci ay chef d'état ñu dellu si waat ci Djibo Ka ak jaar-jaaram seede itam yëpp benn la doomu Sénégal bu dëggu la woon liggéey itam lu am solo Abi Faye lañ ci àndal ak Modou Diop. Djibo Leyti Ka secrétaire général bu URD génn àdduna gannaaw ba ko feebar bu yàgg tëralee moom ministre d'état bi yàgg xeex ngir intérêt réew mi jamono ji dëddu na ay jege ñaaleem lii la ñu wax. tey nag Djibo Ka moo demu Djibo Ka nag di perte bu rëy ci réew mi ndax dafa nekkoon doomu Sénégal boo xam ne bii gën Sénégal dafa compté woon ci moom. ministère bu mu mën sa jaar rek wàcc na fa loo xam ne boo ko seetee saytu ko rek nga xam ne c'est un homme d'état qui a fait ce travail moo liggéey bi lii quoi. ku gëm administration jóge na fi ku loxoom set wecc ku liggéey bu rafet ci ministère yi mu jaar yëpp te gunge naa ko ci. xarit àndandoog politique mag ak i rak ay rakam ñoom ñëpp tiis lañu amee ci génn àdduna Djibo Ka. réew mee ñàkk Afrique ñoo ñàkk àddunaa ñàkkit nit ku baax ndax moom dafa amoon solo ci dundam ci abnégation état am. nit ku baax la ku laa biir ñu ko jëlee sa yaayam ak sa papa bëggut kenn mere ko lu baax rek la bëgg. ñaar fukki at ñu jàng ci moom ni am parti baax na lool nekk leader de parti am na solo lool waaye nag réew mi ak république Djibo Ka loolu la mas a jiital. nekkoon homme politique bu yàgg a ragal vide tey Djibo Ka dem na yóbbaale secret d'état yi. mu nekk koo xamante ni tamit ku xam état la ku xam république la ku fekkee lu bari mais newul ci rajo yi wala ci télé yi wala ci mbedd mi di nettali secret état Sénégal. C'est un homme remarquable, exceptionnel, un homme d'état. Pour lui, l'état prime surtout. ca Senghor ba ci Macky Sall mi jaarale ko ci Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade Djibo Ka gunge ko ci nekk ci nguuram génn àddunaam bi tey tombeek ñaar fukkeeli anniversaire bu génn àdduna Seydil Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh ak i sanc gi ñuy sanc ñuy teewal askan wi ca pencum ndawum réew mi. ca pencum ndawi réew ma ca la xabaar ba wadd moo tax it suñu naataangoo yam fa fekk am na lu nu laaj député yi ñoom ñëpp itam seede yi ni indi rafet na ñu doore ko ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fare ci majorité bi ñoom ñëpp la ñu wax mooy Djibo Leyti Ka jëwriñ la woon waaye itam liggéeyam rafet na ñu teewlu seen i kàddu ñi ko taataan di Mame Birame Diouf ànd ci ak Thierno Laurent Mendy. Djibo Ka ku ne xam ni mu meloon ci réew mi ku ne xam ni mu meloon ci Jolof tey moom suñu xol yi dafa fees sax ba mënuñu wax parce que bi ñu commencé fii ci assemblée bi ñu commencé liggéey bi ci la ñu annoncé maanaam le décès
tey suñu xol métti na ñun waa Jolof suñu xol fees na ba tey vraiment wax sax mënuñu ko. Le président Djibo Ka dafa nekk nit koo xam ne vraiment nit ku mën a dajale ay nit ku mën a boole ay nit. man mii di wax ak yow toog nañu ci référendum bi lim ñu dénkoon mooy fexe leen ba li ngeen di liggéey xaalis bi nga xam ne askan wi moom xaalis bi nga xam ne réew mi ko moom bu leen ko laal kon kooku ñun dañuy roy ci moom. ñun nag li ñu jàpp ci Djibo Leyti Ka mooy que li Sénégalais yëpp jàpp. mu doon muy homme d'état boo xam ne bi ñëpp ràññee mu def carrière politique boo xam ne bu mucc ci ayib ñu ràññee woon ko tamit mu nekk nit koo xam ne ki jàmbaar la am fit di défendre ay idéem ci ni mu waree donc yaakaar naa tey ji Sénégal ñoo ñàkk nit ku màgg mooy Djibo Leyti Ka. mu ngoog moom Djibo Leyti Ka ëllëg yamoo ak ASER la ñu fas yéene amal levée du corps laata ñu koy jébbal boromam télévision Futurs Médias ci sama kàddu di ko jaalewaat njaboot gi di ko jaale itam àdduna ñu wax ca pencum ndawi réew ma ak démb itam ba ñu doon taxawal assemblée muy fukki ak ñetteelu législature bu mel ni nag dañoo gisoon ay jafe-jafe am na bokk na ci yeexa door gi ak lu ni mel ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fare ku jégi joxoñ baaraamu tuuma majorité bi itam joxar bi leen baaraam la ñu wax rek Abdoul Mbaw la mu wax mooy lu jëm nag ci règlement intérieur bi jox nañ ko itam gëdd Mame Birame Diouf démb itam coow la ba muy am moo fa toogaloon télévision Futurs Médias. ma jàpp naa ne Khalifa Sall lu ma otage politique la du tey yàgg naa ko wax Macky Sall mooy utiliser justice bi dëkk bu war a jëm kanam ñu jàng développement ñoom ñi wax ne ñoom ay émergent nañu war nañoo xam justice ban importance la am ci effectivement jàppale développement réew mi gis bi mënu fee nekk di def lu neex président Macky Sall moom bëggul kenn def politique Sénégal loolu moom ak waa famille am rakkam ak ñeneen te loolu nag mu waru fee am Sénégal kon nag Khalifa Sall ci cas boobu la te waroon na fi nekk ñu ko ne ràpp ci kaso gi ñu jàpp nañ ne war na fa génn incha allah dinañu xeex pour moom mu jóge fa dinañu xeex tamit ngir démocratie sénégalaise jëm kanam. boo convoqué assemblée 10 heures war na fekk lépp pare 10 heures bu ñu ñëwee yëf yi commencé mais nit ñi ñëw depuis 9h30 10 heures ba nëgë ni député yi toog ci biir ba midi kenn xamul fu ñu nekk wax dëgg yàlla loolu moo irrité yenn député yi ba ñu buddee génn salle bi. loolu nag moom nekk na loo xam ni lu ñaaw la man maa ngi koy ñaawlu parce que ba ma nekkee assemblée pagaille bi moo fi amoon mais dindi woon naa ko parce que 10 heures laay wàcc chaque 10 heures ma wàcc bi ma ko njëkkee def bi ma wàccee 4 députés laa fi fekk ñu commencé mais bala muy am 1 minute sax ñëpp ñu bari ñëw mais tey du député yi tey c'est la majorité qui a fauté parce que ñoom ñoo waroon 10 heures ñu joxe le bon exemple nekk ci hémicycle mais malheureusement jusqu'à présent ñi ngi dugg ak génn vraiment ça montre que dafa mel ni li ñu yore. mbirum Khalifa Sall je pense que Khalifa Sall kenn yéenewu ko mu nekk kaso mais dafa fekk ne ci mbirum yoon la nañ ko bàyyi yoon mu doxal te kenn waxul ci règlement intérieur bi ñu ne nit bu ñëwul dañu ko war a waruñu wote déedéet loolu nekkul ci règlement intérieur bi ñu ngi koy ñaanal yàlla génn ko ci li mu nekk mais comme mbiru yoon la nañ ko bàyyi ci yoon mu doxal wàllu yéex a commencé assemblée nationale du yéex a commencé mais loolu mooy procédure bi seetul bu baax depuis 1960 élection assemblée nationale nan lay demee dañu ne bu ñu ñëwee nañu dajale groupe député yi ñu dajaloo def seen réunion def déclaration de groupe dem au niveau du secrétariat général administration bi defal bulletin yi loolu mooy li nga xam ne moom mooy procédure normale loolu la ñu doxal maintenant ñoom comme tuuti député la ñu am seen réunion du yàgg mais ñun nag 125 127 député la ñu am il faut que réunion bi jël temps. jamono moom député maire bu Bambilor moom la mu bëgg rek mooy fexe ba suqali mbayum dër mi ba nekk ca zone des Niayes dañu koy teewlu turam di Ndiagne Diop ay kàddoom ka ñu toogal Bambilor ak li ko war di Ousseynou Thiam ànd ci ak Bira Diagne. Niayes mooy ndox ak suuf bu ñu bay loolu it dinañ te loolu dañ ci gërëm it vraiment le gouvernement ndax bientôt léegi rek forage yu Bér Thilane yi commencé démarrer ndax gouvernement bi ut na repreneur muy SDE donc kon population yi loolu doléance la woon bu yàgg mais tey yàlla mën nañ ne yàlla dimbali nañ ba sotti na
kon li ñuy def mooy loolu bokk na ci li nga xam ne dinañ gën a taxaw ba ñu gën a mën jàppalewaat ñi nga xam ne tey dañu yëngu ci wàllu horticulture nekk ci zone de Niayes ak ñeneen ñu ciy yëngu te nekkuñu sax ci zone de Niayes ndax ñun nag suñu mission du 4C yi du département bi mais mission wu réew mi la. ñu wax itam ci jébbalante lenge bi amoon ci diggante Mankeur Ndiaye mi ñu dénkoon lu jëm ci affaires étrangères ak ki ko fa wuutu di maître Sidiki Kaba moom maître Sidiki Kaba itam wax na li koy xaar muy aju ci dëkkandoo gi waaye itam fexe ba gën a suqale lépp lu jëm ci affaires étrangères ak itam doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo nga foofee ca biti réew ak jéego yi ci Sénégal fas yéene def Cheikh Tidiane Dione ak Pape Sangone Mbaye ñoo fa teewaloon télévision Futurs Médias ci boobilee xew-xew. Kaba daal dinay wutu Mankeur Ndiaye ci ministère de la justice passation de service bi ñu ngi ko amaloon niki tey. Il m'a accordé. man maa ngi jaajëfal président de la république ci kóolute gi ma amoon ci man ba daal di may dénk kàddum réew mi ci bitim réew nekkoon na ab mbégte ci man lool du ma def lu dul di ko jaajëfal. Depuis un privilège. ki fi jiite woon nag ministère de la justice daal di wutu kii di Mankeur Ndiaye ci ministère des affaires étrangères moom di xamle ne. kii di Mankeur Ndiaye nag jot naa def liggéey bu am solo. Monsieur le président de la république Macky Sall. président de la république daf maa sant daal di may sas pour ma daal di koy jaajëfalal kii di Mankeur Ndiaye gannaaw liggéey bu am solo bi nga xam ne jot na koo def ci diplomatie sénégalaise. loolu nag wane na daal lii di suñu diplomatie am na ci benn niveau bu mu toll loolu rek di wane ab signal bu fort. en plus grand prestige de notre diplomatie. patron bu bees bu diplomatie sénégalaise moom xam na li koy xaar ndax gis nañ chantier bi yaana lool. les principes. fi jamono toll nag ñetti xeetu diplomatie lañ fi mën a taxaw lii di diplomatie bu ñu war a fi jamono toll ñetti diplomatie ñoom ñooy samp li ñuy wax diplomatie de bon voisinage maanaam suñuy dëkkandoo beneen diplomatie bi ñu jagleel ko wàllum koom maanaam njënd ak njaay ndax àdduna bi foofu la toll ak nees def ba daal di jaay lii di destination Sénégal ba réew mi fu mu toll nit ñi daal di koy may bët beneen bi ca des de mujjee moom mooy lii moom mooy beneen bi des de mujjee moom mooy diplomatie de souveraineté et d'indépendance loolu tamit nekk na ci suñuy mbëbët. la souveraineté du Sénégal ne sont pas négociées. ci fàttali diplomate de formation bi di Mankeur Ndiaye moom nag ñu ngi ko taboon ci boppu ministère des affaires étrangères ak keroog ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre ci atum 2012. Cheikh Tidiane Dione ñu sant la gërëm la wax ci jàng ak njàngale ak groupe Yaw Selim bi tontu jëwriñ bi ñu dénk wàllu njàng mi di Serigne Mbaye Thiam la ñu gis nag ñoom collectif bi mooy jëwriñ bi ñu dénk njàng ak njàngale da leen a singali bu fekkee ne mi ngi wax ci ni ñuy tëjee Yaw Selim ak lu ni mel ñoom lañ ca teg sax ne ñu imam ak ulema yu Sénégal ñoom ñëpp ànd nañoo ñoom ci xeex bi ci noonu dañuy teewlu Mamadou Koulibaly mooy directeur des études bu collège Yaw Selim ba nekk ca diwaanu Thiès ay kàddoom Maymouna Ndiaye ak Younous Diatta ñoo ko taataan. ci wàllu Yaw Selim dafa mel ne dafa am lenn loo xam ne daf ko ŋànkal Yaw Selim déclaration bi yëpp mooy damay tëj école yi juróom-ñeenti école la fi amoon ñett yi reconnaître nañu juróom-benn yi kenn reconnaître leen kon tey ñett yooyu sax doonu ma leen autoriser ñu ubbi nangam ndax ministre moom mooy wax parent d'élève bi jëlal sa doom yóbbu ko ci école bi wala yóbbu ko ci école bi ñun dañ koo laaj rek ne ko moom ci lan la wékku woon ba jël doomam andi ko ci ñun xëy na tey dindi na ko fi certainement. parce que école ubbeegul xamuñ ndax doom dina ñëwam du ñëw mais doom mi ngi fi woon yeneen kilifa réew mi aussi seeni doom ñu ngi woon Yaw Selim te ñooñu kenn déggu leen kon ñun kaddu gu ñaaw wax ju ñaaw dugg ci réseaux sociaux du sunu kaddu respect la kaddu fulla ak fayda jàkkaarloog moom ne ko sëñ bi kat ñun yaakaar nañu da ngaa juum te ngaa xoolaat li ngay def dellu siwaat parce que njuum dellu si du gàcce. ambassadeur bi teewal réewum États-Unis fii ci Sénégal ak fële ca Guinée Bissau daal di amal tukkib nemmeeku ci bët gànnaaru réew mi ba mu àggee ca Ndar moom son excellence dem na fële ñu dippee maison de la gare bu leen ko déggee mooy bërëb bi dalal tout tànk yi nekk ci ay jafe-jafe ba mu àggee itam dalal na xel yi rafetlu na liggéey ba waaye nee na réewum États-Unis dina gën di jàppale Sénégal rawatina ci tout tànk yi ak seeni jafe-jafe Ndar la ñuy jubali fekki fa kanu fa toogal turam di Ousseynou Diop mu ànd ak Habib Seck. ambassadeur bu États-Unis nekk ci diwaanu Sénégal ak ci Guinée Bissau ñëwoon nemmeeku ci xale yi nga xamante ni dañ leen jëlee ci mbedd mi dugal leen ci centre bi di maison de la gare Tuli Nabo Mushingi nag bi mu ñëwee ci douane bi rafetlu na liggéey bi nga xamante ni Ndar Géej ñu ngi koy def ngir xale yi ñu mën leen génnee ci mbedd mi. tey dafa nekk en contact direct ak xale yi discuter ak ñoom
xam xale yi fan la ñuy jógee parce que comme premier contact la mu ngi fiy soog a ñëw visite officielle donc mu doon loo xam ne tey lu mag la si ñun maison de la gare. ci nemmeeku bile may na Tulinabo Mushingi mu daal di dem xool xale yi seen jafe-jafe yi waxtaan ak ñoom lii nag ak maison de la gare liggéey bi nga xamante ne war nañ ko seq dina tax kilifa yi ñu mën a xam jafe-jafe yi xale yi di dund. Très satisfait et très ravi de ce que nous voyons ici. mbégte la ñu am ci taxawaay bi nga xamante ni taxaw nañ ko ci taalibe yi li ñu gis fii mooy xale yi bari nañ waaye am nañ sécurité génne nañ ci mbedd mi loolu nag nekk na loo xamante ni lu am solo la ndaxte li ñu gis mooy xale yi nekk fii dañu am ay jafe-jafe ñoom di méttital te loolu yi nag daan ci taxaw. Les enfants les talibés la maltraitance des enfants de la rue. ci doxu nemmeeku bi sax xamle na ni. moom gis na jafe-jafe yi xale yi di dund te itam daañu wut ay partenaires ñu gën leen mën a jàppale ngir ñu mën leen génne ci mbedd mi. de voir qu'est-ce que on est en train de faire avec la situation qu'on a constatée situation bi nekk situation boo xamante ni fas rek ñu gën ci taxaw que ce soit du côté société civile ou que ce soit du côté partenaires internationaux. ci doxu nemmeeku bi sax xamle na ni. moom gis na jafe-jafe yi xale yi di dund te itam daañu wut ay partenaires ñu gën leen mën a jàppale ngir ñu mën leen génne ci mbedd mi. benn ponk la tàggat yaram ak basket sunu gaynde yi tey jii ci ngoon la ñu fas yéene jàkkaarloo ak seen naataango yu Nigéria loolu nag soxal demi-finale yu Afro Basket 2017 Sénégal ak Tunisie di ko amal xam ngeen ne ni ki démb nag sunu gaynde basket yi fa fee ca Tunisie fa lañ dooree Angola gannaaw jongante ba ñenu fa yebal di Mamadou Ndiaye mu ànd ak Ibou Dia Cissé tase nañu ak Gorgui Dieng ak Malay Ndoye ñoom ñëpp ña nga ca tanière ba. match bi métti woon la si man xam nga premièrement may doon a si franc yi après tamit mais xam nga match moom des fois ni lay demee xam nga des fois da nga bëgg a def dara doo ko mën mais da ngay def yeneen li nga xam ni mooy rebond yi xam nga des fois doo mën a flow du def liggéeyu ndaw yi quoi nga def ko mais comme gagné na match bi c'est l'essentiel quoi. yaa ngi doon xaar loolu si marquage bi. waaw mais préparé woon naa xam nga gisoon naa xamoon naa ne marquage mel ni dina am mais tamit amoo chance si sa tir yi ma jël tey quoi xam nga. tiir yi ma doon jël yëpp presque maa ngi ko doon tiir yoo xam ni moom laa jël tournoi bi yëpp mais tey amoo chance pour mu dugg moog basket ñoo ànd quoi tey nga dugal suba nga raté mais j'espère que ni lii yàlla na doon match bi nga xam ni mooy match bi gën a bon si tournoi bi. suba par exemple dañu am Nigéria jëm si wàllu demi-finale match boobu nan nga ko gisee. match la comme ne match rek parce que instant moom mën xasee ba toll fii nekkul ku ñu dajal quoi ñun ñooy xool lan la ñu war a def pour door beneen équipe bi xam nga préparer suñu stratégie xam nañ temps bu gàtt la instant bi récupération dafa important trop soo nañ dem ñu préparer wu ñëw suba en forme fexe jouer li ñu joué tey ñu joué lu ko gën quoi parce que équipe bi ñu gis xam nañ ni du équipe bu Sénégal donte gagné nañ. groupe bi si ban état d'esprit ngeen nekk. waaw ça va xam nga li da lay gën a dooleel parce que xam nga tey jeu bi nga war a joué te terew la gagné soo da ngay gën a préparé wu mais lii du la dal ñaari tournoi quoi en général tey ñëw nañ joué wuñu gagné nañ mais nañ gën a préparé bu nga xam ne bu ñu ñëwaatee jeu bi ñu doon joué Sénégal ñu mën ko joué fii pour gagner yeneen match yi. Merci. On savait que l'Angola a l'expérience de jouer ces matchs couperets. Nous, peut-être au début, on était un peu crispés. On a commencé le match un peu timoré. Mais au fur et à mesure du match, on s'est relâché. On a joué notre jeu et on savait que si on joue notre jeu, on allait s'imposer et c'est ce qu'on a fait. Enfin, c'est quand même l'Angola. Enfin, c'est pas rien d'éliminer une équipe qui gagne pratiquement tous les Afro-Basket depuis plusieurs années. Ça, c'est vrai, mais le plus important, c'est cette année. C'est qu'on est venu avec une équipe solide. On a quand même une équipe jeune. On joue à l'intérieur, à l'extérieur quand même. jëgalu ci élément bi mu mel ni Malay Ndoye français lay wax du ñàkk ñu dellu siwaat ci wolof bi ñu des ca jongante boobee ni ko Gorgui Sy Dieng waxee nekkul woon lu yomb ci ñoom noonu itam la ko ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllum basket waxee ñeenti carton yu saf sàpp ci Sénégal ndax dafa mel ni dañoo xawoon tàncaloo ak réewum Angola kii nag turam di Ibrahima Diémé mu nekk coach bu Mermoz Basket Club la mu xam le rek mooy Sénégal bu bëggee daan Nigéria faaw nag mu génne mbir moo xam ne moo ko moomal boppam maanaam ay ngelaju yoo xam ne mi ngi ci sunu équipe bi Pape Fara ñi nga ak Younous Diatta ñoo ko seeti ñu teewlu gëstu bi.
Les Angolais ils ont voulu. Angolais yi dañoo ñëw kase rythme bi joué wuñu bu baax indi ñu ay jafe-jafe moo tax lu ne ñu daj ngir mun leen gagné ci bile match. Les Angolais là am alhamdulilah ba ñu génn si soo xoolee Angola li ñuy def contre Sénégal bon c'était prévisible quand même parce que xam nañ ne jeu Sénégal day reposer aussi Gorgui Sy Dieng tir à l'intérieur ou bien rejouer à l'intérieur donc soo xoolee ils ont joué sur ça et yàlla def na si ñu am na ci sonal nañu si lool ba ñu si mën a génn en deuxième mi-temps. moom mooy li ñuy wax dafa am deux secteurs yoo xam te ne dafa si am solo trop mooy maanaam rebond surtout rebond défensif yi ak lancer franc ñun nag Sénégal on a tendance à un peu négliger ces deux côtés là moo tax suñu match di métti trop parce que suñu réussir à gérer deux secteurs yooyu noonu maanaam surtout au rebond parce que soo xoolee Nigéria mun nañu wax ne mun nañ rivaliser ak Sénégal sur le plan physique parce que ils ont de très bons grands et puis ils sont très costauds donc il faut savoir que ne suñu vérifié bu baax on a énormément de problèmes pour les battre donc secteur clé bi c'est sera côté boobu noonu mooy gars yi def verrouillage bu baax par rapport ak rebond yi et puis on assure les lancers francs et puis nga jërëjëf ñu yegg si ci ponk bu mujj bu xibaar yi li ci yéen kaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf pël bu rafet na ba xëy dema kub taaram Djibolay Tika faatu na yéen kaay ñu xëy ndol yu ca bëri xëy ñu ko tàgge l'observateur nañu démb la faatu ci juróom-benn fukki atam ak juróom-ñett 69 ans ba ñuy taxawal assemblée nationale bu bees bi ak di fàttaliku ñaar fukki at ca ba moom Abdoul Aziz Sy Dabakh wàcce ab liggéey ci la ñu yégée ne Djibolay Tika faatu na am ñenn ñu def ci l'observateur ay seede jëme ko ci moom Djibolay Tika bokk na ci ñooñee njiit réew mi président Macky Sall mi ne Djibo ko homme politique la bu amul màppandoo journal bi nañu république bi yëpp sëgg sëngéem di jooy njiital URD gi commission dialogue territorial gi mu di Djibolay Tika ay jaar-jaaram moom Djibolay Tika l'observateur xëy ñu ci fàttali lu bari bokk na ci 1948 gi mu juddoo ca Caari ga ca Linguère ga ca Louga ab àndam ak Léopold Sédar Senghor àndam ak Abdou Diouf àndam ak Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall tey lépp mi ngi ci l'observateur le quotidien xëy ko jagleel xët bu njëkk boole ceeg mel ne ku naan ñu wattu dellu na ca ndaala soleil national nañu ko yàgg a jariñ am réewam le serviteur de l'état dem na mu di Djibolay Tika président Macky Sall ak njukkeel lu mu ko delloo mi ngi ci xët mu njëkk soleil national moom njiit réew mi dem na sax bay xam le ne Djibolay Tika aw turam bokk na ba faaw ci taarixu politique gu Sénégal direct ay fa nañu homme d'état ponkal kàngamu politique pire moo dem ay ndénkaanem yi mu dénkaane woon bàyyi fi direct ay fu xëy am lu mu ñu ci fàttali bokk na ci li mu ne fi woon moom Djibolay Tika atum 2000 bu ma génnul woon wax guerre civile dina am ci réew mi léegi ko nañu Djiboka homme d'état la woon militant bu jàmbaare la woon politicien bu ñu yàggoon a ŋawtee nañu ko doon woowee moom dem si yàlla Djibolay Tika vox populi xëy abbu baat bi petit berger pël xamal ñu ne liggéeyal na am réewum ba xëy dem seede si benn la Djibolay Tika homme d'état la woon sàmm bu ndaw ba fekk na gétt ga enquête dina kay nañu Djibolay Tika 1948 2017 juróom-benn fukki at ak juróom-ñeent di 69 ans la dund bu ko ñenn ñuy tuddee homme d'état journal enquête moom homme des pouvoirs la ko tuddee la Sénégal nañu ak fato moom Djibolay Tika dafa waraloon démb assemblée nationale ba mel ne fu ñu sotti galaas sedd guyu la defoon fees dell ak autis démb ba ñuy taxawal fukk ak ñetteelu assemblée nationale ba député yi nekk ca yëf yi di doxal Abdoulaye Makhtar Diop ma jiite woon liggéey di travaux ya jël kàddu gi tàgge leen Djibolay Tika ñëwoon ca assemblée nationale dañoo mel ne ñu dóor aw yat boole yogg ak yott ak xol bu jeex ak xol bu naqari réew mi quotidien nañu waaye ñoom député yooyee démb ak nañu doxalee dañoo mel ne leçon bi leen fi Djibolay Tika bàyyeel jàngi wuñu ci dara ne fa la ñu nekk di xiiroo ko ŋaaye ko fantasiro ak di tibbantey tànk ci article 11 bi coow la na kurru ci assemblée nationale ñuy defante loolook loolo waa Manko Taxawu Sénégal yéenekaay bi nañu ñoom dem nañ sax ba yegg ci naan assemblée nationale bi du assemblée nationale bu légitime du assemblée nationale bu légal Ousmane Sonko ne ci xët mu njëkk la Sénégal assemblée bi ñu doon samp démb moo nar a gën a bon assemblée bi jeex moo nar a yées léegi ko nañu assemblée nationale moo bañ ba tëdd ca naajo bañ lànk kandaare ne bëggul rupture li fi nekkoon la ñu bëgg di doxal Moustapha Niasse ma jiite woon assemblée nationale moom la ñu falaat démb def ko président assemblée nationale démb it sa njiital Pastef di Ousmane Sonko moom dafa gedd ndaje ma ay miiru ñing mi ñu def président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar mu wutu Moustapha Diakhaté ñama bokkal mu di majorité ba ñu bari ci ñoom ànduñu ci ay miiru ñing doon président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar l'observateur nañu assemblée nationale bi samp nañu ko démb waaye taroon na lool Cheikh Bamba Dièye Abdou Mbow Abdoulaye Makhtar Diop ak maître Madické Niang waxante nañu fa lu rëy gars yi Khalifa Sall yi ñoom ci buntu assemblée nationale ba la ñu taxaw di fa ñaxtoo ko manifester loolook loolo les éco nañu ca ndajem démb ma ci assemblée nationale Khalifa Sall teewu fa woon waaye dafa mel ne moom rek a fa ne woon am Khalifa Sall ji indil Khalifa Sall ji mel ne tullek màlle ca pénc ma Mohamed Ndiaye ñu lay sant di la gërëm yéen tamit naka noonu ci safoo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futur Média dig leen daje ngoon ci kattanu yàlla ci yeneen jotaayu xibaar aljuma mubarak